bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. mbokk lislaam yi ñu ngi tàmbalee xutba bi di leen ndokkeel di leen balu àq ci atu jullit bu bees bi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala defal nañu xéewal ñu fekkee ko di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dolli ñu ay fan ay at yu bare bari yoo xam ni daf ñuy baaxee ñu ko ciy jaamu ndax at bu weesu rek am na ay rëcc-rëcc ay càggante yoo xam ni war nañ ko jéggalu def suñu istixfaar suñu tawba sellal ko jëme ko ci borom bi subhanahu wa taala ubbi page bu bees muy at bu bees bi nga xam ni dañuy yéene def ci rek ay amal saalihaat ay jëf yu yiw rek yu yàlla gërëm rek yal nañ ko borom subhanahu wa taala defal. mu mel ni Ashura bi nga xam ni jullit yi xam nañu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam ca digle xam nañ tamit la ko sabab mooy bi nga xamee ni ci gàddaay gi ñëw na ci Madina boobu temps sax mën nga wax ne Yasrib la tuddoon mu fekk yahud yi bari ci dëkk boobu loolu nekkul woon li amoon ci Makka xëy na kenn du ne yahud amul woon Makka wante xëy na ay benn lay doon amaa nag Yasrib dañ fa nekkoon ay kuréel ay tribu dëkk foofu am fa it wàccuwaay arab yi fa dëkkoon tam jox leen wàccuwaay jox leen respect
rawatina respect boobu mi ngi teg woon ci ne ñoom ahlu kitaab lañ woon, dañu amoon téere jàng ko am xam-xam, te arab yi nekkoon foofu xamuñu woon loolu, moo tax ñoom dañu amoon boobu wàccuwaay. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ali fekk leen ñuy woor fukkeelu fan bi ci muharram, mu laaj leen lu ko sabab, ñu tontu ko tontu boobu nga xam ni yéen ñëpp jullit yëpp xam nañ ko, ustaas yi imaam yi yëpp ñu koy faram-fàcce bu baax a baax. Loolu léegi ku ko bëgg a xam da nga koy xam. ñu ne ko bis bi de bis bu mag la, yawmun saalix ba xadis bi jeex, bis bu mag la ci ñun, ndax bis boo xam ni la borom bi subhanahu wa taala ci la muccal banu Israil ci seen noon te muy Firawna ci jamono Muusa. xam nga Firawna titre la rek, dafa mel ne nga ne dameeru Kayoor, mais titre la wante waxloo tur bi. mais kon Firawna ci jamono Muusa ci la muccal banu Israil. Muusa xam ngeen ko, kon jarul faram fàcce. beneen terme bi ñëw ci xadis mooy lan, mooy banu Israil. banu Israil mooy ñan? mooy njabootu Israil. Israil beneen tur la, dàkkantal la ci Yaqub, Jacob. te Yaqub mooy kan? Yaqub doomu Ishaq. Ishaq di doomu Ibrahim. nga sunu maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ki mu njëkk am ci doom mooy Ismaïl, mooy le fils aîné. moom mooy doon maamu arab yi ba ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ci descendant yi la bokk, ci ay sëtaati sëtam jaar ci kon Ismaïl. noonu tam Ishaq, li ñuy wax yahud yi ñoom ci càllale Ishaq la ñu jaaree, kon Ishaq moo jur Yaqub. Yaqub moo tudd tamit Israil, kon bu alquran waxee banu Israil ñoon la jublu. kon loolu moo nekk ci texte bi, ci la borom subhanahu wa ta'ala muccal banu Israil ci seen noon ci Firawna. kon loolu day wane ni banu Israil ñi ngi doon dund ci jamono Firawna boo xam ni tooñkat la woon, lëjal leen ba borom subhanahu wa ta'ala mi ngi leen muccale ci nammeelam, jaaree ko ci la mu dimbalee Muusa ba mu xettali banu Israil. kon loolu lu jar a settantal la mbokk lislaam yi, ndax information bu am solo la boo xam ni buñ ko jàngatee bu baax dafay lëkkalewaat, dégg nga, wane jokkale bi nga xam ni moo am diggante yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam xaatamu nabiyin ak Muusa ak tamit banu Israil. nga xam ni kon yonent sallallahu alayhi wasallam kon moom moo représenté ndono Muusa la mu jàngal banu Israil ak li wàcc ci tawraat, waaye tamit sax ndono ahd, dégg nga, jaayante kóllëre, alliance, noonu la ko Bible di waxee, bi nga xam ni borom subhanahu wa ta'ala tëral na ko digganteem ak Ibrahim boobu nga xam ni mooy maamu ñii di wax ay banu Israil lañ, waaye tam mooy maamu dégg nga ñi bàyyeekoo ci Ismaïl. kon continuité la, moo tax boo xoolee texte bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen wax ne yéen maa leen gën a yey ci Muusa, danaa ko woor, ba pare sant jullit yi xiirta leen ci ñu woor Ashura. kon loolu lu am solo la. kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu tax ma ne leen maa leen gën a yey ci Muusa, parce que banu Israil fekk na ci jamono jooju ñoom la ñuy askanoo ci Muusa deret rek moo tax, deret nam askan lañ koy xoolee, mais xoolee wuñ ko héritage religieux bi nga xam ni moom lañ ko war a xoolee, mooy ahd bi amoon diggante borom subhanahu wa taala ak Ibrahima, ak tamit muy jàll di jàll ba ñëw ci tawraat. Yonent bi saasam dafa leen bëgg wax ne yéen fi mu nekk nii ci lu leen neex ngeen nekk, waaye li ngeen bëgg rek mooy di askanoo, dégg nga, Muusa ndax li mu nekk seen maam, waaye jàngale Muusa, dégg nga, ak jàngale tawraat nekkatu leen ci loolu, tënkatu leen seen bopp ci loolu. kon yéen fi mu nekk ni ay nationaliste ngeen rek, askan ngeen di woote rek ak waasoo, mais wootewu leen diine. moo tax mu ne leen maa leen gën a yëy, maa leen gën a yay man ci Muusa, feneen mu wax sax ñun jullit yi ci Muusa. kon daf leen bëgg wax ni man maay assurer continuité jàngale Muusa bi wàcc tawraat, mais yéen bàyyi ngeen ko ci leneen ngeen nekk. loolu c'est très important. mu mel ne kon mbokk lislaam yi su ko defee kon ñu xam ne borom bi subhanahu wa taala li mu bëgg ci mbiram, ci mbiru lislaam mu sotti, ña nga xam ne ñoo gàddu
l'islam boobu daf leen di taxaw du leen seetaan abadan loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala ba nga xamee ni def na kóllëre digganteem ak Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ginnaaw bi mu ko nattoo jaar ak moom fi mu jaar yëpp ak moom inni jaaluka linnaasi imaama loolu doog a ñëw qaala wa min zurriyati yonent yàlla Ibrahima daal di ko nekk sama njaboot bépp nit moom boo amee xéwal di nga xalaat sa njaboot lu mu ci mën a am borom subhaanahu wa taala ne ko laa yanaalu ahdi zalimin lii ma kóllërante ak yow nag du ma ko defal sa njaboot rek ndax sa njaboot lañ kon deret dàqu na du ma ko defal sa njaboot rek parce que sa njaboot lañ déedéet laa yanaalu ahdi zalimin du ma kóllërante ak ay tooñkat te alquran nag lu muy jëfandikoo rek dañuy xam ni mu ko jëfandikoo moom na ngeen moytu ñi nga xam ne dañuy jël benn aaya wala benn mot ci biir alquran rek di ko firi ni mu leen neexee le Coran dit ça dans tel verset loolu dafa yomb de alquran gën na xóot loolu kaddu bu nekk dafa am nu ñu koy déggee ak nu mu lëkkaloo ak yeneen kaddu boo xamul alquran miin ko doo ko xamee noonu kon alquran moom buy wax zulm boo ko firee tey jii par exemple ci français amul benn sens daanaka injustice boo liree firi yi ci français yëpp Dieu ne fait pas de pacte avec les injustes qu'est-ce que ça veut dire les injustes boo xamul kon firi bi ci alquran di nga xam ni foofu li fa alquran jublu ci zulm du ma kóllërante ak tooñkat yi lan la fa jublu ban tooñ la alquran bëgg a wax foofu mooy ñi nga xam ne rek tooñ nañ seen bopp ci sa njaboot ci naka ci bañ maa jaamu wéetal ma comme seen maam Ibrahim ak bañ a tënku ci samay santaane parce que nag ahd boobu misaaq boobu alliance boobu ni ko Bible tuddee moom kóllëre boobu alquran wax ne moom la borom subhanahu wa taala fasante ak Ibrahima ci ñaar yooyu rek la tegu mooy lan mooy mu bañ a shirk kañ bañ a bokkaale lenn wala kenn subhanahu wa taala ba pare nag tënku ci ay santaane les commandements donc le dogme de l'unicité de Dieu et l'observance de ses commandements ñaari kenn yooyu rek mooy ahd bi mooy alliance bi leneen lu ñu ci mën a wax rek dafa am leneen lu ñu ci bëgg a dugal kon alquran loolu la jublu mu ne ko sa njaboot ñi nga xam ne dañuy tooñ seen bopp ci bañ a respecté ñaari keno yooyu wéetal ma topp samay santaane lu ñu bokk ci sa njaboot ci deret du tax ma defal leen xéewalu di kóllërante ak ñoom kon nga gis ne loolu moo indi borom subhanahu wa taala bëgg a dimbali banu Israël parce que foog ñu laaj suñu bopp question boobu lu tax yàlla xettali banu Israël est-ce que banu Israël rek ñoo doon ay nit ci kaw suuf déedéet ci jamono jooju est-ce que banu Israël rek ñoo doon nit ci kaw suuf déedéet kon li nekk nit rek taxul mu xettali leen est-ce que banu Israël rek lañ doon not ci kaw suuf ci jamono jooju déedéet kon bu fekkee nooteel rek moo tax yàlla libéré leen kon mën nga laaj sa bopp lu tax yàlla libéré wul yeneen xeet yi nekkoon ci kaw suuf nga xam ni ñu ëpp ci ñoom ci nooteel lañ nekkoon parce que jamono yooyu diggante jamono Moussa ak sunu jamono Moussa ak jamono Isa daanaka presque 1000 ans presque 1000 ans diggante Moussa ak Isa presque 1000 ans diggante Isa ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam presque 600 ans 1600 ans à peu près kon xam nga ni jamono yooyu moom daanaka tooñkat ak boo nekk li ñu doon wax temps yooyu daal boo nekkul buur nekk jaam moo xewoon jamono yooyu boo nekkul buur nekk jaam kon nag mbokk yi war nañ laaj suñu bopp ban xikma moo fi nekk lu tax borom subhanahu wa taala tànn benn peuple bëgg ko libéré boole leen ak yonent bu leen di libéré te mu am yeneen peuple yoo xam ne ñu ngi woon ci coono nekk ci buumu jaam c'est parce que l'islam bi yàlla bëgg mu samp ci kaw suuf tasaaroo c'est parce que banu Israël ñoom dong ci jamono jooju ñoom dong ñoo amoon tradition wu l'islam ñoom dong ñoo jekkoon ci mën a taxawal l'islam bi yàlla bëgg loolu mooy secret mais de question rek ñoom banu Israël ñoom sionistes yi gis nga ñoom li ñuy wax le peuple élu saa ñun ay doomu yàlla lañ dara ñun yàlla dafa ñu bëgg ndax deretu Ibrahima bi ñu bokk moo tax ñun daanaka gis nga moo tax leen neex def ci turu ñun ci Ibrahima lañ bàyyeekoo alquran weddi ko ndax aay bi ma la wax léegi du ma kóllërante ay tooñkat xool leen li ñuy def tey Palestine di faat di rey di nangu dëkku jàmbur ne Ibrahima la ñuy askanoo Ibrahima doon na tooñ abadan tawraat santaane na tooñ abadan kon nag secret bi moo fi nekk kon borom subhanahu wa ta'ala dafa bëggoon libérer banu Israël ndax ñoom c'est le peuple de l'alliance bu ma bëggee jël kàddu Bible mais dama naan le peuple de l'islam bu ma bëggee jël kàddu alquran c'est le peuple de l'islam yàlla bëgg leen libérer parce que peuple islam projet bi islam di xaar ci ñoom mënuñ ko samp te fekk ñu ngi ci buumu njaam
ki nga xam ni ci gën a comboxtalu ceddu ak tooñ la nekkoon ci jamono yooyu muy Firawna bi dem ba wax ana rabbukumul a'la kenn du fi jaamu keneen wala leneen ko dul man. kon est-ce que ci contexte boobu le peuple de l'islam mën na fa dund l'islam déedéet moo tax yàlla bëgg leen a seppi foofu yóbbu leen foo xam ne dañ fay taxawal l'islam pour humanité bi yëpp gis l'islam xam ne diine bi la yàlla wàccee nii la yàlla bëggee ñu jaamoo ko ci wéetal ko ak ci loi yi wàcc ci tawraat nga xam ne mooy organiser la vie sociale ku nekk am sa droit ak sa devoir xam loo war a def kon loolu moo tax borom subhanahu wa ta'ala libéré banu Israël. Donc, concept du peuple de Dieu, peuple élu, c'est faux, c'est de la manipulation, c'est de la propagande sioniste. Mu mel ni kon borom subhanahu wa ta'ala ci nammeelam nag bi mu leen bëgg a yeewee foofu même boo demee ci Bible da nga fay fekk li ma la wax nii da ngay fekk lu mel noonu Moïse di wax Pharaon libère le peuple de Dieu pour qu'il soit au service de Dieu. kon nag am na objectif libère le peuple d'Israël pour qu'il soit au service de Dieu pour qu'il soit au service de Dieu pour ñu taxawal l'islam pour qu'il soit au service de Dieu li ma la wax ni citation la boo demee di nga ko fekk ci téere boobu te noonu la war a mën a demee ndax alxuraan dafa ñëw rek feddali dëgg kon du mën a weddante ak li nga xam ne dëgg la ci téere yooyu kon nag mbokk yi nga gis loolu kon secret bi foofu la nekk kon nañ def attention bu baax xam ne yéen sastan li mu laaj banu Israël daf leen a cuq bëgg xam fu ñu toll ak ñoom lan la ñuy woote woo ak la ciy dëgg ci la ñuy woote woo ba pare nag teqale ko ba mu leer ba julli di xam lan mooy dëgg ci ñoom li ñuy wax loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala dimbali Moussa depuis juddoom mu defal ko loo xam ne daf koy wan ne am na benn rôle spécial bu mu war a jouer pour banu Israël mu jaarale ko ci ay nattu génne ko réew mi indiwaat ko jox ko ay pouvoir ci bant beeg loxo bi pour ne ko nag da nga war a génnee banu Israël ci loolu nag nga gis mbokk yi yonent yàlla Moussa bi mu ñëwee ba yàlla jox ko pouvoir yi mu ko jox ne ko demal wax ak Firawna nga woo ko ci yàlla te tamit nga wax ko na yeewi banu Israël ci buumu njaam bi mu leen téye di faat seeni doom yu góor di bàyyi seen doom yu jigéen lu tax muy bàyyi seen doom yu jigéen pour di leen foye ak pour démographie pour ñu jur ay doom ñuy nekk ay mbindaan di liggéey ak tamit ku bëgg a caaxaane jigéen yi banu Israël nga caaxaane leen moo tax ñu doon bàyyi jigéen ñi ñuy dund ba pare di rey xale yu góor yi ak tamit ay magicien wax nañ ko ni benn xale bu góor ci banu Israël mooy nar a daaneel sa nguur kon loolu moo tax nag Moussa bi mu ñëwee woo Firawna fekk yàlla préparé ko nag spirituellement wax ko li mu koy gungee yàlla da ko préparé spirituellement ba mu njëkkee wax ak moom bi waadil muqaddasi tuwa waxanteeg moom innani ana allah laa ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri man rek ma yàlla bul jàppee kenn wala lenn yàlla boo demee Firawna lu mu la yéem xamal ne caaxaankat la rek man rek maa yàlla loolu la ko njëkk a wax parole de vérité et de liberté parce que nit bu xamee ne yàlla kenn dong la day nekk ku libre mën nañ ko jàpp tëj kaso mën nañ ko dóor mën nañ ko jaay doole mais kenn du egg ci xolam ndax pas-pasu laa ilaha illallah yàlla nañ ko borom bi defal kon moom la njëkk a waxanteeg Moussa libéré ko ci loolu ne ko bu la benn force ci création bi yéem man rek maa yàlla mais nag mu toftal ci sur le champ fa'buduni jaamu ma nag pour dëggal loolu wa aqimi salata li zikri te ngay taxawal julli nag sax ci di ma ko fàttalikoo boo taxawee foofu rek ma taxaw sa wet boo taxawee foofu ma taxaw sa wet boo taxawee foofu rek loo soxla ci man danaa la fekk si aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril mu'minin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihim ila yawmiddin kon borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi préparé noonu Moussa ba pare tam jox ko pouvoir yi ñu ko jox bant boobu nga xam ni nee na ko loo koy doyee mu wax ko la mu koy doyee loolu yëpp xam ngeen ko mu sànni ko ne ko préparé naa la comme ça dara bañ la bett mais yàlla nëbb na ko ni bant bi du rek pour nekk jaan nëbb na ko ne di nga dem ba foo xam ne di nga soxla bant bi pour teqale géej gi te boobu temps est-ce que Moussa xamagum na ko xamagul li yàlla dëxëñ ci bant bi yëpp mais xamul ne chaque étape lu mu soxla yàlla wax ko fu mu koy jëlee ba mu soxlaa mu nekk jaan mu ne ko sànnil mu nekk jaan mais boobu temps waxu ko sur le champ ne ko tamit di nga dem ba benn bés boo xam ni dinañ leen dàqe ngeen dem ba ci géej ga bu boobaa na nga sànni bant bi déedéet
demeewul noonu da koy nattu rek di ko topp étape par étape fu étape bi toll rek yàlla jox ko lim soxla moo tax bi mu demee woo Firawna ñuy coow mu indil ko aayaat yëpp ndox mi yëpp ci dëkk bi nekk deret xale yi di faatu ñii di feebar mbott yi tasaaroo ci dëkk bi loolu yëpp sotoree yi njéeréer yi aayaat yi li Bible di wax les plaies d'Égypte yëpp loolu yëpp terewul Firawna daal di lànk daal di bañ ba egg nag bëgg a def la solution finale mooy lan bëgg a faat Moussa nag te comme Moussa nag moom mooy porter libération le peuple d'Israël mais pas nationaliste. Moussa n'est pas un nationaliste, c'est un prophète de Dieu. Il n'est pas là pour une guerre de libération nationale, c'est différent. Il faut venir pour porter le peuple d'Israël, mettre le peuple d'Israël au service de l'islam, au service de Dieu. moo tax yàlla defal ko lu mu ko defal kon nag Firawna bu demee ba nga xam ni egg na ci solution finale di envisager solution finale yàlla foofu lay taxawee nag daal ne Moussa léegi nag génnal fii nag nga dem ci contexte beneen boo xam ni foofu laa lay soxlaa pour l'islam ba Firawna waxee zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma faat ko nag ma def génocide faat ko ak lépp loo xam ne banu Israël la bi mu programmé loolu nag yàlla wax Moussa léegi nag guddi na nga ànd ak banu Israël ngeen dem guddi ñu génn dem ñeneen di noos guddi gi di nelaw di noos ba fajar fa atba'uhum mushriqin ñu yeewu fajar rek daal ni waaw ana waa kër banu Israël gisuñ ke dem nañ du waa banu Israël rek de am na ñeneen ñu nekkoon foofu même ci copte yi boo demee ci firi alquran da nga koy gis ñu gëm Moussa ñu ko topp pas seulement banu Israël xëy na sax loolu moo tax fële alquran di wax qaala ashaabu Moussa waxul qaala banu Israël ñi àndoon ak Moussa amoon na ci ay copte yu ko gëmoon et ci biir banu Israël aussi mbokk yi am na ci ñu gëmuloon Moussa am na ñu topp Moussa ci banu Israël am na ñu toog Misr bi nga xamee ni Moussa génn na borom subhanahu wa ta'ala ne ko génn leen guddi ngeen dem lu tax pour échapper massacre parce que su ko yàlla waxoon génn leen en plein jour ñu massacrer leen yàlla dafa am yërmande am xikma mu ne leen génn leen guddi fekk gars yi ñoom guddi dañuy noos rek def yooyu ñuy def noonu rek ab dem tëdd ji mbàpp seen lal tamit ngeen génn guddi gi moo tax ñoom shuruq bi alquran wax fatba'uhum mushriqin ci shuruq bi fekk jant bi commencé jóg ci lañu ne waaw ñii dem nañ di nañ leen toppi ci ba ñu demee di leen topp ba ñoon jege géej gi rek moo nekk seen kanam ñoom ñu nekk seen ginnaaw ak seen char de combat ak yëpp di daw di ñëw lu taxaw ak luy daw di ñëw bu yàggee luy daw di ñëw fekk ko fa du dëgg suñu loi physique normale lu statique ak lu nekk en mouvement léegi day ñëw fekk ko fa problème boobu lañ confronté wu moom la alquran waxee ci formule boppam fa lamma tara aljamaani qaala ashaabu Moussa inna la mudrakun bi ñu demee ba ñaari kuréel yi gisante c'est-à-dire njort nekkatu fi xam nga su fekkoon da nga fi nekk naan xëy na ñu dab ñu dama yaakaar ni dañu jaar fële pour nangam déedéet amatul yaqin moo am mooy ne que ci à l'échelle humaine tu nit nu mu mën a évaluer distance ak mouvement dañu gisante moo tax mu def fa lamma tara aljamaan bi ñu demee ba gisante ñoom ñu gis nii ak poussière bi ñuy ñëw te ñoom géej bi mi ngi seen kanam ñu wax xoolal expression alquran unzur ila ibarati alquran inna la mudrakun da ngay dem ci linguiste yi nga laaj leen man du ma linguiste damay faraatu rek vrai linguiste arabe da ngay dem nga laaj leen ñu firil la lan mooy inna ba pare ñu firil la laam boobu ñëw la mudrakun lu tax daf koy gën a renforcer très certainement très sûrement nous serons rattrapés ci lu wóor gars yi dañuy dab loolu mooy inna la mudrakun kon du hypothèse du probabilité lu wóor la bu fekkee ni jamono mi ngi mel na mel àdduna di mel ni mel loi yi koy atte di ko atte Moussa ne leen wax ngeen dëgg ci échelle boobu wax ngeen dëgg Moussa newu leen waxu leen dëgg wax ngeen dëgg ci échelle boobu wante tam man maa ngi leen di wax beneen dëgg mooy que ni dëgg boobu seen dëgg bi moo ko ëpp doole moom kallaa inna ma'iya rabbi sayahdin que non déedéet loolu seen nattukaayu àddina la rek mais man sama borom mi ngi ànd ak man te dana ma ubbil buntu mon Seigneur est avec moi et il me trouvera une issue ma'iyatullah Dieu avec moi loolu lu rëy la Dieu avec moi kan suñu moo bëggul Dieu nekk ak moom mais nag dafa am ay conditions sellal rafetal dëggu taqwa ak yu ni mel inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina muhsinun ak yu mel noonu dafa am ay charte yu la yàlla di gunge Moussa remplir na charte yooyu mu ne kallaa inna ma'iya rabbi sayahdin mais xoolal Moussa spécifié wul issue bi xoolal waxul ne man yàlla dina ma jaarale fii dafa ne yàlla dina ma ubbil bunt li ki des mu bàyyi ko yàlla sunu maam Ibrahima bi ñu ko sànnee ci sawara tam newul ne boo man dama bëgg mu sedd après mu tàng tuuti rek ma génn dafa ne rek hasbunallahu wa ni'mal wakil yàlla def lu muy def muy li gën ci moom Moussa tam newul ne man daal li ma gënaloon mooy malaaka yi def avion mën nañ ko di bu nit mën a def ay missile
malaaka yi def avion jël xeet bi yëpp tëmbal ñu jàll mënoon nañ ko mais dafa ne sa yax diin yàlla moom dana ma jox issue boobu temps ku waxoon Moussa ne bant bi mu yor am na relation ak géej gi bant ak géej lan mooy relation ban relation ngay gis entre bant ak géej fa awxaynaa ila Moussa an nidrib bi asaaka al bahr fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil adim borom bi ne ko léegi nag balaa jëlal bant boobu noonu nga defoon jaan ay pouvoiram jeexagul de dóoral ci ndox mi mu dóor ndox mi teqali ko bu teqali ko woon rek bu wowoon koŋ nga gis benn borom science bu rëy daal ne non benn vent bu sec moo fa jaar rek wowal ko évapotranspiration la rek ma fàttali tuuti li ñu jàngaloon tuuti biologie végétale non ça peut s'expliquer par des phénomènes naturels dafa jékki-jékki tàng un coup de vent sec nangam mais alquran dafa ne ndox maa ngi fii évaporé wul ba pare ubbeeku nag tiim leen nag mel na ay montagne tiim seen kaw nga xam ne banu Israël seen bopp bu ñuy xool ndox mi dañu naan mbaa ndox mi du këpp waat suñu kaw loolu mooy ka tawdil azim mu nekk falan nii tiim leen firikatu alquran yi dañ ci dolli sax ne du rek benn teqaliku mais 12 teqaliku fukk ak ñaar ndax tribu banu Israël fukk ak ñaar la woon kon fukki teqaliku moo am du benn rek fukki teqaliku ku nekk jaar fi nga jaar dafa wow comme fukk ak ñaar ndax li mu waxoon fële tam ci suratul baqara ku nekk si ñoom bi ñu demee ba soxla ndox aussi borom bi ne Moussa fadrib bi asaka al hajar fan fajarat minhu isnata asharata ayna kullu unaasin mashrabahum mu dóor ci doj ba ndox génn mais source 12 source moo génn ci doj bi 12 source tribu bu nekk dinaan ci ndoxam moo tax am nañu wax ne 12 teqali ko moo am ci ndox mi ñëpp jàll mu wow comme mais alquran moo yéeme xoolal alquran wax ne ñi àndoon ak Moussa asxaabu Moussa ku nekk ci ñoom mucc na xam nga ay dizaines de personnes ay centaines de personnes dawandoo di jàll fenn c'est impossible kenn bañ cee faqastalu wala kenn bañ a réer wala am xale bu rëcc baayam wala yaayam te ñoom du woon rek ay nit de amoon na ay mala ak ay lekk ak ay bagages yooyu ngi ci miracle bi de du rek ay nit yu ñëw rek jàmbaar jàll di jàll ñu ngi woon ak ay bagages ay bétail ay yëpp lu ñu mënoon ñu ngi ko yoroon ay mburu yu ñu doon waaj a lakk ak yëpp ma nga fa woon amu ci lenn lu ndox laal allahu akbar amu ci lenn lu ndox laal ñoom ñëpp a mucc du premier au dernier chaque individu mucc na ak lam yoroon mais de façon symétrique aussi de la même façon Firawna ak ñi mu àndaloon ak gàngooram kenn ci ñoom muccul xoolal kon ni yàlla programme ndox mi rek atomu ndox mu nekk yàlla ne ko bul laal kenn ci banu Israël ba pare nag atomu ndox mu nekk yàlla ne ko banu Israël ku la ci rëcc maag yow la amul kenn ku rëcc ci Firawna ak gàngooram alors que banu Israël ñëpp rëcc nga gis ne kon mbokk l'islam borom subhanahu wa taala li mu defal Moussa nii miracle bi yàlla dugal loxoom lu tax parce que dafa bëggoon rocci le peuple de l'alliance le peuple de l'islam pour yóbbu leen ci beneen suuf boo xam ni yàlla wax bu leen ko de ñoom banu Israël attention de da ngay topp état bii da nga koy topp fa mu leen nar a yóbbu foofu ci fii doon tey Palestine ak li ko wër ci biir histoire bi la leen yàlla di wax ne bërëb boobu laa leen bëgg a jëmee mais tam am na charte bu ngeen fay demee am na charte bu ngeen fay demee te ñoom du ñu matal charte bi mais am na charte bu ngeen fa war a demee parce que yàlla kon dafa bëggoon ñu dem ci suuf soo xam ne dañu fay jëmmal l'islam comme ni ma ko waxee léegi dogme de l'unicité ba pare am benn vie civile boo xam ne day nekk charia bi wàcc ci tawraat loolu mooy le peuple d'islam loolu la borom bi subhanahu wa taala tam defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gàddaayam parce que temps yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne Isa ibn Maryam ñëw na wax leen de léegi nag ça bascule li nga xam ne doon na wàcc jóge ci Ishaq jaar ci Yaqub ba egsi ci ñun ñu trahir ko respecté wuñ alliance bi léegi borom bi subhanahu wa taala teggi na ko yóbbu ko ci càll la Ismaïl mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad loolu mooy transition bi kon Isa moom ci biir yahudi la bokk ci banu Israël mais daf leen annoncé transition bi moo tax sax tam amul bàyyi pour wàll leen ni léegi affaire bàyyi fii léegi jeex na léegi fële la gis nga kon yéen sa salam bu mu ñëwee Médine wax leen ni man maa leen gën a yaay daf leen bëgg a wax ne continuité mbir mi man la ci lu leen neex ngeen nekk di ko ne woote ay waasoo mais continuité mbir mi man maa ko incarné en tant que xaatamu nabi moom bi leen Isa wax ngeen bañ man mii la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu wa taala jàppale ko moom bi nga xam ne ni moo représenté maintenant le peuple de l'islam
commencé di julli jëmmee Jérusalem pour wan juif yi c'est dans la continuité ñëw leen benn diine bi la benn l'islam bi moo wàcc depuis seen maam Ibrahim wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun kooku kaddu Ibrahim la ak yaqub seen maam l'islam lañ wax l'islam la leen yàlla tànnal dund leen ko ci kaw suuf pour humanité bi gis ko comme ça yàlla xettali humanité bi ci yéen ngeen am ñaari payoor ngeen dund l'islam ba pare ku gis l'islam ci yéen ngeen texe ngeen bañ lànk nekk ay say-say di yàq ci kaw suuf di bokkale yàlla di def lu nekk loolu moo tax échoué ngeen maa ngi nii jublu Jérusalem ñëw leen ñu ànd ñu lànk yàlla ne ko léegi jubal xibla loolu moo indi rupture bi ak banu Israël moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam la même chose ni ma la waxee léegi 1600 ans après dans des conditions similaires dans le fond borom bi jëlee ko Makka ne ko léegi yow tam le peuple d'islam bi nga yore yow ak saxaaba yi da ngeen may demal Yasrib ngeen taxawal ma fa l'islam lépp lu la nar a gàllankoor man ma yëkkati ko moo tax tam bi gars yi defee seen réunion pour la solution finale wa iz yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuk aw yaqtuluuk aw yuxrijuuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin réunion boobu kan moo ko nettali yonent saa sallam yonent bi fekkee ko Jibril moo ko nettali moo indi alxuraan ne ko gars yi réunion nañ de 3 scénarios lañ établir benn bi soit ñu mettre la en résidence surveillée li yusbituuk tëj la dootoo mën a wax ak nit ñi wala aw yaqtuluuk wala ñu ray la aw yuxrijuuk wala ñu exilé la génne la mais nag seytaane jël na forme nit ne leen nag ñaar yooyu moom baaxul du dem de li ngeen bëgg ñaar yooyu mënu ko doxal bu ngeen ko exilé dana am luy tax maa ngi koy tënk ndax temps bi su ngeen ko defee résidence surveillée du sotti faat leen ko rek su ngeen bëggee l'islam fay ñu ne kon na léegi nañ jël décision faat ko xam nga kon egsi nañ ci solution finale yaa ngi fàttali li ma la wax fële sànq moo tax ma wax la ko sànq zaruni aqtulu Moussa bu ñu eggee foofu nag yàlla jóg sama yonent nag bi porté l'islam nag benn jàmm di ko faat du nekk léegi nag borom bi jóg daal ne nag léegi Jibril waxal yéen sasam defal ko compte rendu réunion bi allahu akbar xoolal loolu Jibril ñëw defal ko compte rendu réunion bi ne ko 3 scénarios yi la gars yi wax seen réunion léegi lii la léegi préparé nag dem moo tax moom tam bu mu demee ba dugg ci xuntu beeg Aboubacrin ragal ndax l'islam nam njàqare bul wax sa ragal is qaala li saahibi laa taxzan inna allaha maana waxu ko laa taxaf waxu ko bul ragal bul tiit daf ko ne bul am njàqare ndax njàqarewu foog ne l'islam day fay ci bu ñu faatee yonente bi ci grotte bi loolu njàqare boobu la Aboubacar doon dund moo tax mu ne ko ñii bu ñuy sëgg dañu gis yonente sallam ne ko yaa aba bakrin ma zannuka bisnayni allahu salisuhuma yow lan nga njort ci ñaar ñoo xam ne dañu ànd yàlla ñëw mottali leen nekk seen ñetteel lan nga njort ci loolu xoolal loolu alquran ñu indiwaat ko ci par sa propre expression is qaala li saahibi la tahzan inna allaha maana bi mu waxee mbokkam boobu muy Aboubacar bul am benn njàqare yàlla ànd nag ñu xoolal inna ma'iya rabbi bi ñëwaat na fi inna allaha maana ñëwaat na fi aaya bu lëjal chiites yi la comme chiites yi lu nekk dañ koy wax ci Aboubacar nangam la mérité wuloon xilaafa bi aaya bi daf leen lëjal lool parce que nag wàccuwaay bu mel nii bu ko yàlla joxee nit yonent bi seedeel ko ne ko maag yow yàlla ñetteel ñu nga bëgg koo xarab bëgg a wax lu ñaaw ci deram foog aaya bi lëjal la moo tax dañuy sonn lool ci aaya bi lu nekk lañ koy bitandee dañ ciy sonn lool yàlla ku bëgg a xeex ak moom ak xeex ak dëggam da ngay sonn rek lii rek wane na ne Aboubacar mën na doon xalif après lii rek yàlla ko seedeel ne ko yéen ñaar ñi man maa leen ñetteel nag mel noonu mbokk yi kon loolu moo tax borom subhanahu wa ta'ala ñëw sauver le peuple de l'islam bi nga xam ne yéen sasal moo leen jiite ni mu sauver woon le peuple de l'islam bi nga xam ne Moussa moo jiite banu Israël kon mbokk yi ñu bëgg a jeexale rek wax ne mbiru parrainage bi ñu bëgg a def ci réew mi nañ ko def ci jàmm parce que réew mu nekk soxla na am gouvernement bu stable fit na jigul kenn te taalal sa télé gis sa rajo di nga gis li xew nit ñaa ngi daw di dem fu ne ndax tooñante ndax jaayante doole ndax ñàkk jàmm yéene wuñ ko ci réew mi kon nag nañ góorgóorlu ba ñi nga xam ne wóolu nañ seen bopp yàlla na fekk yàlla tax foofu la affaire bi nekk nag foofu la affaire bi nekk de te fekk jullit nga nag sa problème foofu la war a nekk mais ñaata fay lañ may signal rek kooku c'est secondaire est-ce que yow kóolute bi nga bëgg ci peuple bi sa diggante ak yàlla wóor la ne ni bëgg teg réew mi ci yoon bëgg ko def bonne gouvernance bëgg séddale lépp ci mandute bëgg faj nit ñi bëgg jàngal nit ñi bëgg taxaw nit ñi est-ce que loolu rek tax ngay laaj parrainage wala lan foofu mooy problème mu jullit loolu bu ko jullit doon réglé kon xëy na duñ am sax ñaar yu ne dañuy bëgg parrainage ñëppay daw ndeysaan mais léegi ñaata lañ ku nekk ne jox leen ma réew mi jox leen ma ko
cey ah mais tam yow mi nga xam ne dañ ne kaay parrainel bul jaay sa ngor ak sa diine ndax bokk waaso wala xaritoo wala lu mën a doon noo xoola parrainel ma rek sama waay la jàppale ma ci sama nangam subhanallah ana dëggu ana sidq ana sincérité waruloo parrainel kenn lu dul da nga rafet njort ci moom ne bu yoree réew mi moo ci tane kii ak kii ak kii doo wax sax ne dana def lu baax lépp waaye da nga naan yaakaar naan moo ci tane ñii ma gis ndax ni ma gisee réew mi fi mu toll ak àddina bi fi mu toll ak lii soxla Sénégal lii soxlaam yaakaar naa ni kii war na ko mën te yàlla tax kon kii demandé parrainage te yàlla tax même exigence tam kii nga xam ne dafa war a parrainer na fekk yàlla tax le bien commun du Sénégal mais bul ne sama gox sama waaso sama xarit sama cousin ñoo bokk parti moo tax ma bëgg ko parrainer ëpp naa def yàlla du ko nangu de du ko gërëm de abadan kon nañu sincère nañu nekk ay gor nañu nekk des hommes et des femmes dignes xanaa loolu amatul ci réew mi puisque léegi dafa am benn courant bu am ci réew mi boo xam ne léegi bëgguñu nit ñi nekk gor léegi daal soo nekkee gor kenn mënu laa jënd ñu ne woy dafa compliqué mënul masla ak nit ñi mais que ce pays là quand même dafa am nu mu demee mais subhanallah ah bon dina dem ba dindi ngoru nit ñi bu demee ba tëddee noo xam ni ngor mënatu fee dox kon nañ ko bittar ñëwaat delloo si ko ci ngor noonu la ñu war a def ak ci diine loolu moo tax nag mbokk yi surtout nag kilifa diine xalifa généraux yi ak ñu yore seen parole il faut ñu moytu bu baax man ñeewantal naa leen lool dama koy faral di wax sama waxtaan yépp dama leen ñeewantal parce que dama ne àdduna bi laa wax rawatina Sénégal kuñ fi ne fi nekk ni kilifa diine nga mbooloo topp la man ñeewante naa la maa ngi jooy pour yow ndax yàlla dimbali la nga bañ a topp niñ ci leen neex te topp yàlla parce que yombul de wallahi adim yombul ñoom ñi ko xam dañuy jooy seen nekk nit ñi duñ ko gis ndax xam nañ nit ñi li ñu bëgg seen bànneexu bakkan lañ bëgg sëriñ bi la ñuy topp mooy suñu nangam mais bu waxee lu leen neexul nga gis li ñuy wax ak li ñuy def kon nag lu jafe la mais rawatina xalif généraux yi nga xam ne dañ naan ay régulateurs sociaux lañ nga xam ne réew mi bu amoon fitna ñaanuñ ko dañu naan nañ dellu si ñoom mais su amee benn xalif général boo xam danaan nag man ku def ci sama gox nangam lay àndal mën na indi fitna parce que beneen xalif général su ne man keneen nag moo def sama gox moom lay àndal mu indi fitna kon nag nañu bàyyi gars yi ñu xëccoo seen àddina bu ko defee ñoom ñu am seen wàccuwaay bi ñu am rek lu réew mi soxla si ñoom ñu def ko Sénégal nag benn Sénégal la nañ fexe ba lu ñuy wax équité mu am gox yépp ci Sénégal ñu fexe ba mu naat ba népp jaar si yoon ku nekk am sa àq ku nekk am sa yelleef ku nekk xam tam say wareef taxaw ci mais bu kilifa diine yi au plus haut niveau bu ñu amee position partisane rek mën na jur fitna bu metti te am na lu fi jaaroon bu ñu fàtte histoire ñaareel ba nag ma wax la benn affaire Sénégal mën nga wax ne ñaanuñ ko yàlla fitna bu mekk mën na fee tàkk kilifa diine yi fay ko ba mu des nag fitna bi jóge ci ñoom boobu ku koy fay allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin allahumma ihdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.